Il a écrit une correspondance au président Poincaré. Poincaré répond pour lui dire que j'accorde une prolongation de séjour. Mais tu vas dans les faire des portations de chair. Nous avons été chez le local. Quand on commence le dossier de ouvrir, il y a pas de Johnny. Am doom bugul mu tuddee ko Cheikh Ibrahima ensuite il s'appelle Julien François Léon Carde doom ju tudd Julien François Ibrahima Carde qui a été enrôlé en même temps que le fils aîné de Cheikh Ibra Fall, Serigne Modou Moussa Fall, à l'école des fils de Cheikh. À l'école militaire d'école de classe. Ils sont tous les deux sortis comme sous-lieutenants de l'infanterie coloniale. Malheureusement, le fils de Carle est mort accidentellement à l'âge de 23 ans. C'est Modou Moussa Fall, Grané. Accidentellement, lieutenant blanc. C'est tout un officier de réserve français. defe naa ni sëñ Aliou Fall tamit gis naa ko ma jàppul c'est un sergent de l'armée. École des fils de chef. Carde nag ñu mu retraité ñëw na fi étant citoyen d'honneur en 1927 bi sëñ Touba nee na Cheikh Rafal ñaan sëñ Moussa Mbacké ñu jóge Touba ñëw Diourbel ñu recevoir Carde pour présenter ses condoléances. Carde moo bind Ibra Fall est un fin diplomate. Ibra Fall est un homme pour principe élevé. Il a une vie très large. Car il a réussi à épouser les plus nombreuses femmes du Bawol, du Kayor, du Sine et du Saloum. C'est un homme qui rassemblait en sa personne tous les dons de la séduction, l'intelligence, l'éloquence, la gentillesse et la générosité. Séduction, séduction. Tu sens que c'est un homme digne, un homme franc. En le voyant parler, tu sens que c'est de un homme venu pour vous séduire. Signé Julien François Léon Carde. ndax damaa xam Ubaydu Rabbi wam nu Cheikh yi Abdoulaye Lahat. ale borom sikkin yaa ngoogu xoolal weexaay xam nañ ni ale soxna Ba Jaxate soxna Fat Jaxate Sëñ Amsa Jaxate Cheikh Alassane Jaxate ñoo bokk bu sa Jaxate ak soxna Jëm ci léegi ana ñu doon saaga dégg ngeen kon xam nañ kan mooy Cheikh Abdoulaye waaye dafa bokk ci kër goo xamee ni contrat bi Sëñ Touba ak liggéey bi Sëñ Touba ci yoonu Mour mu développé ci jamonoy xilaafa ci naa Ousmane Rafane mooy jamonoy xilaafa Cheikh Abdoulaye ndax Ubaydu Rabbi wam nu Cheikh yi Abdoulaye Lahat kon Cheikh Abdoulaye kër gi bu fekkee tey sëñ Seexu naan Cheikh Abdoulaye yor seenu jigéen ñi nga xam ne xañ tey ji mooy dëkkandoo bi ci kër gi ñu dugg tey ci biir kër Cheikh Abdoulaye war nañoo mën a ñàkk tudd Cheikh Abdoulaye ndax da ciy bokk Cheikh Abdoulaye gane addunaam dong 1915 1914 ci njaareem doy na kiimaan te ba mu feeñee jamono sëñ Tuubaa dafa xam ne gan gii ñëw suuf gisuma gan ku ko fi gën fan ñu ma léegi kenn ko fi gën sayit suuf dootul tiima ci ku ko gën daal nag gan gii nag bis nekk da daal di jox mbir ne daal di wax daal di jël tur ba ni buñ ko yóbbu ko képp koo xam yaa ngi àgg ci ñu wax ko tur wax ko si mat Lamin Jóob ak sëñ Amsatu da leen wax di bu leen ko dee yóbbu tur wi buñ ko joxee tur ba neppi nañ ko tuddee Abdoulaye Lahat ku xam tur wi doola waaye daa joxe dem ngay dikk gi képp ku ci bokk sama moom dala dégg kaw fa la fekk sëñ baaxam sëñ Tuubaa ñëpp nee nañ ñaleñ fii nee na waleñ gaay nee nañ wasareñ yaa waay asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah char naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal jàmm dinaa leen am leen jàmm sàkku si yéen jàmm si barki Seydina Muhammad commencé waxtaan bi tey si bismillahi rahmani rahim comme nu ngi koy defee saa su nekk pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin naa leen nag allo lépp lu bon cey murid waaye man daal maa yeewu gaan sànq doon doxantu ba romb si paasu alaaji jiji ba si jal bi xam nga ma yaa di romb
si ëttum alaaji jiji ba si jal bi daa di yoqamtiku nii sànni sam bopp si mur bi nii di xool lu xewoon si ëtt gi far ma fekk fa lii ma daal di ne alaaji jiji kenn du moom tamit daal su nit ñi di nelaw moo ngi bay rek ma daal di xool ma ne xaaral xam damaa dënkumpa xaaral ma taxaw ma yëndu mais plus may yëndu plus may ximmaliku di yeewu plus may yëndu may yeewu damaa mujjee sax léegi si yeewu bi tëdd di bërëngu di ree sànni mbàjju bi na lee sànni affaire kay daal ne non le Sénégal c'est le pays des faisabilités comme je le dis toujours c'est le pays de là où tout est possible c'est le pays de l'impolitesse le reewande collectif waaw léegi nag comme nu ma ko waxee waaw baax na ba léegi ëpp baax na si laax bu tàng gaa yaa ngi jéem a defaraat fen yi mais pas ak dëgg bi quoi en fait c'est ça le truc gaa yaa ngi jéem a arranger wax bi xam nga di defaraat toogaay yi commencé ne noo génnee histoire yi di corriger ak bic rouge xam nga di jéem a tourner ki di tourner waat mais daa am lu nekk seen ADN daa am lu leen topp daa am lu nekk seen yaram boo xam ne ni que mooy te yombut a dañ mooy fen moom leen sekkanteel benn pacte boo xam ne xaw ma dañoo signé contrat ak moom xaw ma nu mu demee mais fen ñoom dem nañ ba suñ koy def duñ ko tey suñu demee ba di dugal ay fen wala di dugal ay kii duñ ko tey léegi ñëw nañ pour arranger les fen par un fen ñëw nañ bëgg a jël nit ñi pour des cons man na leen ay murit cey murit non man c'est que xam nga lan moo ma njëkk a jaaxal si paa bi mooy ay archive moom nee na archive lay wax lu muy wax noonu ay waxu archive la kii nangam mais paa bi ay archive am détaillé na te leerul te kenn xamul kan moo ko archivé man loolu rek ma mette archive bu nettalikatu ñuuxiti pour nu archiver ba wax la archive bu ñuy wax fan lañ koy référencier pour que nit ñu ñuy waxal mën a dem seeti ko tamit andi ko ñëw toog di juqandoog ñoom c'est tout difficile archive lay wax bi kii la te lu ma si jaaxal archive bi day détaillé wu de trop archive bi day détaillé wu ba mel ni que si kanamam la nekk saa waay di ko raconter parce que man suñu demee ñoom ba tey jii ni Paul Marty bu ñu gars yi di bañ ñoom soi-disant parce que souvent nga wax sax nu dem jël sa wax daal di ko tëkkaleeg waxam man na leen du waaw Paul Marty day duul noonu sëñ bi la ay keeki nangam man ma ne xaar leen tantôt day duul tantôt moog sëñ bi tantôt nu wax jël référencé ko si moom mën na leen mais sama gars yi yéen nag alaa moom un moment xamatuñu léegi moom ay archive ma gën a leer depuis at yi moo ngi fi toog changé wul ñëwul bindukul même wax gee fi nekk moom la ñëpp xam mais yéen seeni archive ay archive ngeen di wax mais archive yu nu mënul xam fan la jóge ak ku ko bind ak archive yi fu mu ne pour nit ñi mën a fa dem sëgg fa daa mel ne archive yi daa bokk si 7 tonnes yu nu xotti wala 7 tonnes yu nu sànni géej wala je ne sais pas nu mu demee quoi encore une fois ñii ay doomaraam la ils se foutent de la gueule des gens yow sa archive détaillé na ba wax la Serigne Cheikh Fall nu mu comporté woon ba nit ki demee gisi sëñ bi ba mu dajeeg sénégalais Gabon ba andi ko ba wax ko sa ba mu xencoo xet bi nekkoon nan yëngal ko non mais c'est que ñoom seeni archives sont toujours détaillées mais pas claires du ñuy dem si ay détails yu fanatisme yoo xam ne c'est toujours pour te rendre bête te rendre con mais jamais nous détailler la si archive boo xam ne tu sauras là où trouver l'archive pour pouvoir yow tamit nga firil ko sa bopp wala jukkil sa bopp non parce que pas bu con bu mel nii pas illettré doomaraam bu mel nii fu mu dem ba gis ay archive ba mën koo jàng ba mën a ñëw toog expliquer sa merde raconter ko nit ñi Baye Fall donc ñëpp mën nañoo lire archive yi ñëpp mën nañ koo comprendre looloo wala leer si bopp gars yi ces vieux lâches là vieux cons yi nii nga xam ko jàngu nu jongu seen affaire kii doom suñu demee ba mën a jàkkaarloo ay archive yoo di ko lire comprendre bay mën a ñëw toog di ko expliquer ay nit waxatuma la ak ñun ñiy jàng yëyi ay big sangoo ndox bu sedd xoolal dagg ay kilomètres di dox pour dem jàng di ñëwaat voilà loolay wax gi donc un moment aussi on doit pas se sous-estimer on doit se respecter en tant que tel on doit se respecter en tant que tel mais pas bu mel nii jaaxaan comme ni ma ko waxee moom ñoo jàkkaarloog ay yeneen pas ñoom ñëpp nu toog te leer na ma ni sëriñ bu mu naan Mbàkke ak sa maam moom moo mag booy boobu benn booy toog si canapéem toog ngeen koy duulal maamam quoi
di duul di xool nu ngeen koy sangalee maamam ak fu ngeen di rombe kii mais gars yi dëgër nañ fit quoi gars yi dëgër nañ fit nous on est dans un pays boo xam ne ni que y a que le mensonge que les gens vénèrent fen ay affaire de magie ay affaire de kii waaw ah wax gi leen gars yi nekkate ñoom journée gi mooy lool mais la nuit ah c'était des chicos ñu ko waxati ah yéen a ma gën a xam balaa sa gars yi di ma saagaati mooy loolu ñoom moom archive am xam na si loolu lépp tey suñu toogee daal ne les gars yi ay cagaleen woon nu daa di mer ah Ibra Fall a réussi à avoir tous les belles femmes ay kéeki naan moo leen benn affaire xam nga lan mooy wax gi mooy bu njëkk ba am jabar yu bëri ba tey ba suba ba ginnaaw suba ba bis bu ngeen ko bu mu leen neexee am ay jabar yu bëri am arena comme boog musul bokk si yëfu diine loolu musul bokk si yëfu diine gisuma sax ay diine yoo xam ne que non loolu yëfu nguur la ñu ko jël ñëpp yóbbu ko si ay diine si seen affaire yu cosaan lañ ko jëlee seeni affaire yu ñu tàmmoon yóbbaale ko si loolu du diine ay affaire de aada ki cosaan ay affaire de nguuru la buur yu njëkk ya ñoo doon jaayante ëppale jabar gën la rëyale kuur loolu ay affaire de lan la woon hiérarchie xool kan mooy noble ki affaire de noblesse la woon ki jaayante si maam buur yu njëkk ya léegi buur bu la ëpp jabar si kuuram gën a rafet moom mooy kii noonu lañ doon jaayante tokkuwante ak ay fas am ay naaru góor ay fasak am ay tool ku la ëppale tool mooy noobul ay affaire ñoom noonu leen doon jaayantee donc Seera Faal moom su ñëwee te mu nekkoon mu waloon nekk ab buur te loolu nekk si ADN-am moom mu jóge di famille nguur bëgg jigéen loolu si ADN-am la dafa judd fekk baayam yor ay jabar yu bëri mu judd si kër bu am ay jabar yu bëri bu mag mu xam loolu maamaati maamam ay adé la moom il était appelé à être un caga masculin à gérer les gens bon façon de parler moom tamit donc loolu Seera Faal moom suñ ko waxalee loolu affaire la boo xam ne pas si diine mais si Adam il était appelé à être un petit pute mais Serigne Touba loolay wax gi foofu la affaire gi jóge Serigne Touba kenn xamul fu mu di Cheikh Ahmadou Bamba Ba du buur du prince du successeur du dara kenn xamul fan la bàyyeekoo ay juróom-ñaari maamam tey pour nous topp si c'est tout un problème c'est un mystère le gars est venu comme ça bon léegi moom quoi lépp lu mu def lépp lu mu teg def ko muuroo si yoonu islam majoritairement de si lu mu wax àndul bokkul nekkul si yoonu islam léegi ñun ñu dem ba foog na ni que léegi ñoom loolu ñuy def ak islam ñoo ànd fekk àndul de Seera Faal lu muy def yëfu ceddoom yu du desoon si yaramam bi ak lu mu xamoon ak nu mu ko yaree la doon def Serigne Touba lu mu doon def la doon dabe c'est comme un baadoolo un connard qui n'avait jamais rêvé d'avoir la belle vie et qui a eu une petite espace pour vivre mu commencé di dund bakkanam point barre Serigne Touba n'a pas d'excuse d'avoir marié 33 femmes. Il n'a pas d'excuse. 3 de même père, de même mère. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Su nekkee si diine bi la dem ba lang ko fa ba ko teg diine bu muy langaamu pour jéem a expliquer son forfait mayu ko lool toléré wu ko lool te d'accordul si loolu. léegi nag su nekkee si saayar la koy waxee affaire de àdduna ak ay affaire de kii du buur il n'était appelé à s'asseoir nulle part amul empereur amul kii amul tous donc dans quel but et dans quel droit il s'est lan man c'est ça mon problème j'arrive pas à comprendre mais lu si gën a dee mooy une ligue de vieillards de vieux cons comme ça là, de vieux clochards qui sont décidés à nous prendre pour des stupides quoi. Bo ba léegi ñoom nee neen wax dëgg metti na noonu seen làmmiñ quoi pas yoo xam ne ni que pour wax dëgg mu génn seen gémmiñ ça les pèse c'est trop difficile de dire la vérité bu leen yokk bu leen wàññi kenn yokk loowu leen kenn wàññi mais pas yu mën fen Sénégal nous avons hérité mais nee naa leen nous avons hérité d'une catastrophe on a des vieillards qui mentent ay pas fenkat leen hérité mën duul bëgg àdduna fen moo non fen leen gën a mën a teg soo waxee lu naan fen biy defar moo gën dëgg biy yàq
mën duul paa yu mën fen góorgóorlu leen avec ça ngeen bëgg ñun xale yi ñun ndaw yi on vous montre toujours des léegi xool leen ñoom nañ ba xale yeewu nañ di leen wax di wax ak yéen vous donne l'exemple di leen ñaan ngeen wax dëgg te bàyyi duul gi bàyyi leen sàcc gi xale yi sax léegi commencé ne noo yeewu naan leen kaay leen nu liggéey nañ jaamu yàlla ngeen wala rus mais pas ils sont convaincus car des graisses te dof lu nekk fii di expliquer de la merde aux gens quoi ñun am nañ musiba ñun on a hérité des plus lâches vieillards de tout le monde entier au Sénégal. On a des vieux lâches dans ce pays. Ku xam ñom ñe bala nga dé ñu seen gemmi ñu xéñi ñu ubbi ko di am ñu expliquer. Non mais what the fuck? Commencez leen wax deug bay leen fenn. Kan dofatul. Bala nga mëna fenn nit dang koy gëna muus. Jamono ji seen doom yi ñooy lire facture yi ñooy fay facture yi ñooy feesal contrat yi ñooy kii bu gënoo leen muus seen doom yi ak seen sët yi seen doom yi ak sët yi leen gën a jàng gën leen muus fop yéen nu ngeen foog ni que seen at yi may nañ ko ñun si fukki at duñ koo dabe ñun suñu kaw 30 ans ñun def dugal leen suñu bopp loo xam ne yéen dund ngeen 60 ans duggul seen bopp yi tey jii di joxal nit téléphone jox ko leneen ak leneen loo xam ne que mooy doxal àdduna gi day woo doom bi te pourtant dund na 60 ans pourquoi mënu koo def 60 ans sa xel neex na ñëw nga ba tool foofu nee nga yaa gën a muus yaa mag ni ki ay sagar téléphone en une semaine wala ngaa xam nuñ koy manipuler une semaine parce que xel neex na ba pare am nga lu naan fondation am nga truc de base ordinateur en un mois maximum wala nga kaa mën a tas monté waat ko parce que xam nga àdduna xam nga basique su la nee lii fii la jëm léegi fii la jëm du muus nga kay noonu la wala demee mais ay paa toog fii bëgg noo jàppee ay con de expliquer ay cancre leen paaw cancre paa yuy naax du ñuy dem ba nekk kii seen xel yi di bënn ñuy peer fu nu tegoon seen caabi fàtte ko fu nu nu reeree démb fàtte ko ñëw bëgg fee gën a nekk nit ñi ñun tamit nu kooba bëgg a dee topp leen nu ñuy dul rek di fen pas yoo xam ne ni que fen bu constant sax mënuñu ko seen fen bu nu fenoon démb soo leen andi woon tey nu wal kaa fenaan fàtte nen ko du ñuy naax ils arrivent pas à être constants dans leur fen et nous on est là quoi on a qu'à se dire la vérité suñu jugee mer lu nu bëgg a bëri les paa yi nee naa leen ñoo nu sonal lu nu bëgg a bëri bëgg xale yi liggéey toppatoo leen jàppale leen si kër gi te du leen wax dëgg joxuñu dara arme kolal billahi jur ay doom bay sànni leen nii armé woo leen seen i doom pour qu'il fasse face à ce monde toog di dëgg seen ndey non mais pas au Sénégal yi du ñuy bon loo ndey xool laa lay tegal nii du la jox arme du lay jur teg la si kaw àdduna topp sa nopp bi dangaa wala tekki jàppale leen dangaa wala tekki kii du la jox sa arme boo xeexeek nooy génnee si àdduna bu bon bii nii ba pare yokkal la si ay duul du la wax dëgg du la éclaircir bàyyi la si benn këlamtu nga nekk fa di bërëngoog di daanu rek soo réussir la mu xas la dolli la si teg la si mais c'est quoi ça ñii moom nen nu même léegi pour nous yéen nous sas teg nu jëndi ñoo ngi mais maintenant même pour nous dire la vérité yokku nu jom nu am ful la xam suñu nuy liggéey lan la c'est difficile encore faut qu'il mente duul rek duul ñoo yàq nday dëkk bi ànd ak murit yu kat sa ndey wër di duul murit ku ko gën a katta ndeyam nee naa leen murit billaahi bis buñ ko dindee si dëkk bi Sénégal dox murit bis bu nga dindee si dëkk bi Sénégal day awaat ñoonu tardeel danoo mën a duul bëgg a folklore bëgg a foo réew neen ba fu réew yem loo wax nu nekk fii di am lu ñuy expliquer amul murit amul lenn lu mu mën a jaay nit lu dul alalu àdduna ak puukare mënul jaay nit xam-xam depuis la nuit des temps noonu loo wax ne na la ñoo la ëppale lii ñoo la ëppale xaalis suñu jumaa bee fi gën a rëy ñoo yor économie du alalu àdduna leen xañ moo leen xañ jàmm mais du yoonu yàlla foo leen fekk si yoonu yàlla ñoo ngi koy diinget di si wax lu bon doom ak xaraam yi ànd ak ay paa yu yor ay sikkin yu weex toog di duul di lewal ay fen di ko lewal
non mais c'est dommage baay lulus billahi da ngaa baax sa pa takk jabar bu ndaw booy 25 ans si biir kër gi ngeen maase wala nga mag ko chaque jour ma téegal ndeyam billahi chaque jour ma téegal ndeyam si biir kër gi duñu sonn waxuma la sax téegal ndeyam su nekkee góor laa muy jigéen billahi chaque jour ma koy rëbb si kër gi pour laal ko bi su ma koy jekku di ko time dama koy time je fous le bordel ngeen naan ma ay what the fuck yéen da ngeen a dof wala lan vous êtes dama koy wër drogue ndeyam si biir kër gi time ko time yu baax vidéo ko yónnee ko coach je m'en fous je fous la famille en waa yow je fous la famille en l'air parce que ça baay ba may jur je ne l'ai pas dit papa jur ma nga jur ma andi ma si kaw àdduna tu ne me respectes pas tu fous ton bordel tu ne respectes pas ce que les gens vont dire ak ma lu may tu veux faire ta belle vie on fait la belle vie ensemble dans la maison billahi wallahi non mais yéen da ngeen a baax ça doit cesser ñëpp nee naa leen ñoo leen ko tàmmal c'est parce que ñoo leen ko tàmmal sa baay day ñëw di reewantalu dem takk sa morom wala andi ki andi si gaale gi di jaay ay affaire ki nga bëgg faa gaayinoo di jaay yeru waaw ñam na ko mu neex day takkaat day defaat day def beneen ba pare am copain am dem conseiller ko naan ko waaye sama bu ndaw bi waaye ki defal noonu ay kii ki nangam non kan newal bul am ñaare ki nangam mais yooyu fa la je ay paa dem takk se bul coow du bëri billahi samay viagra yu mool laay wut du ma wut préservatif biiral ndeyam si biir kër gi di ko ting paa bi su rombee ma romb mu romb ma romb di ko filmer di ko yóbbu si coach je pousse la famille ñëpp xam ko addu mais du nàkkatuwul du looloo ko si neexoon no on va le faire parce que sama morom yo non mais ça va aller en couille ça part en couille am na affaire yu reewande yoo xam ne reewande koy faj reewande moo koy faj déggoo ma amul ay affaire de non soo demee ba nga ànd ak ay kilifa yoo xam ne ni que danoo reew xamadi kon bëgg a dof lu si kaw nit ñi suñu deewee yow la ñuy bàyyi yow lulus lay wax gis nga paa boobu noonu du gis nga booy bu 25 ans la takk yàlla na yàlla def lu gën rek mais xoolal fii lay dee bàyyi booy bi yàlla bu mu am ak moom doom nag wala kii ni nangam sa yaay toog say frère toog yéen ñëpp ngeen toog te liggéeyul cott ndem hypothèque na kër gi wala bàyyi na terrain bi fële problème mu miraas bi wala commencé nu xëcc nag taawu kër gi teg ko sëf ko ndey lépp nekk demal fay ko voilà parce que ba ngeen di dund paa bi bëgguloon dégg kooyombee ko taxoon jàmm moo ko xëyoon jàmm dem topp xale yi di kii soo waxee gars yi naan ay non ak ay kii looloo fi ndey jeex looloo fi jeex de awen foofu noonu di faire le con di kii di nangam naan ay kii di naan mu dem xoole booyam bu ndaw booy bi ngacc ko booy dofunu booy bi profité aussi balaa moo faatu defar si famille am daa si compte yow lu sa bàyyi defaroon pour yàgg say frère ki ngeen mën a dem université wala ami futur wala defi la moom lay jël defaral ko ba pare xaddaaw bàyyi fi ay bor bàyyi leen fekk ay doomu bàyyi ak ay kii yëpp ngeen war a gérer woon moom dee naa moo ngi fële tëdd lii na fay des sa yaay di jug ak daanu commencé créer njaayum table ak dugg marché fajar boobaa ngeen di comprendre ñëw fii di non wala may wax nuy jaay ay affaire di ay kii cottu ndem ku bëgg a dee wéqu danoo sonn moo tax 1000 personnes yi di dee si géej ay 2000 5000 personnes nit ñi di continuer di daw si géej bi ñoom la danoo sonn de mais soo waxee gars yi di jéem am lu ñuy expliquer di jaay ay affaire di naayisal bi moo fi jeex danoo sonn mais soo waay doo leen foofu nee naa leen bàyyi ñii di wax yëpp c'est parce que seen i kii àggaguñu si wala seen i bàyyi mooy loolu dafa yomb de man laay sama bàyyi suy takk na takki moroomam new ma ko bu mu takk new ma ko ay kii nangam soo takkee sax mu àndaale doomu jiit la whatever nu mu munti demee amul problème mais da ngay takk loo xam ne su ma ko xoolee je peux la donner du respect mën naa am au moins 10% xoolee ko bëtu yaay mu mat ma am au moins mu toll quoi xam nga au moins ça je peux me respecter kii nangam waaye nara fay ñëw takk loo xam ne sa morom yenn saa yi mu romb la nuisette yenn saa yi mu romb la baa wala yenn saa yi mu romb la jean dangal ko ba mu baax tóoj balcon ba kii nii defar dugg néegu paa bi leerali ko papa sa moroom laa lay tegal di la xoy si biir kër bi di xoy sa papa di tëgee nangam yow ngay góor nag yoo moo doo góor jigéen ay ma koy time si kër bi làqatuwuma si ma koy time si kër na nekk sama yaayu jiit léegi what the fuck dama si dul làqatu saa yu paa bi xëyee ma commencé xëy man tamit liggéey si gaale gi ut samay viagra yaa may bàyyi ka man what the fuck
na yoo xam ne mooy ñàkk fulla la de sa bàyyi jur la teg la au lieu mu def la nit jox la conseil montrer la exemple mu bëgg laa def góor jigéen kii kay caga parce que loolu parce que exemple doom bàyyi ba ngay gis sa bàyyi di kii bëgg mais dem si moom ngay entraîner balaa di génn si yow laay entraîner balaa di génn si mbedd bi comme que yaay saa bàyyi yaa ma jur di ma yar wal maa jàngal lu baax def sama bopp li lu yëfu nit comporté wu yëfu nit may xool si yow di topp nga may jaay bëgg jigéen di dem di xëyi nangam di andi di time je m'entraîne là échauffement balaa di génn si mbedd bi damay génn rek di andi biir yi non damay génn rek di biir di andi naan la papa waaw ngente fee waaw ngente fee yow bëgg jigéen andi xale yu ndaw je me suis bien entraîné ngente yaa ma ko woon yaa ma non mais what the fuck c'est quoi c'est ça avec ça soo waxee ne naan lay kii c'est-à-dire non mooy loolu Abonnez-vous à la scène qui vous ressemble et qui vous correspond. Nianthio Média Vision, l'œil du delta du Saloum.